mbokk yi seetaan ITV bismillah benn waxtu jot na xibaaru njolloor si lu si gën a fës tax la ñu forom fàcceel leen ko boobu bi gën a fës si biir xibaaru benn waxtu fii si ITV mbirum napp yi ak tamit changement climatique yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ndax tamit fan yi moom Dakar mbir mi dafa takkarnaase démb ba tey mu ngi taw démb taw na tey tamit naka noonu ñi nga xamante ni ñoo yëngu ci wàllum napp nañ ko gisee ndax taw bi mbir mi dana leen yàqal dara wala du leen yàqal daañu si ànd si biir xibaar yi reportage bu Pape Daouda Faye leneen lu ñu waxtaanee si biir xibaaru benn waxtu yi dina si bokk mbirum jënd ak jaay ak tamit lépp lu jëm ci wàllum denrée alimentaire ginnaaw bi nga xamante ni mën na benn si ay bés ba ministère du commerce et des PME génnee arrêté wax tamit commerçant yi ñu sàmmonte ak digle yi nga xamante ni autorités yi digle leen nag mbir bi fan la si toll daan dem fa nga xamante ni moom moo di marché Gueule Tapée xool situation bi nan la fa tëddee. leneen lu ñuy waxtaanee si biir xibaar yi article de la semaine tey tamit ñu seeti waa yéenekaay bi di journal Le Quotidien nekk sa Diamniadio def taxaw seetlu si tamit putsch bi nga xamante ni moom moo am ca Guinée Conakry dimanche bi ñu ki nga xamante ni moom moo di lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya daaneel Alpha Condé si bopp nguur gi daan si ànd ak Mohamed Gueye détermination bu yéenekaay bi di Le Quotidien. lu ñuy jeexalee xibaaru benn waxtu wi la lu gën a fës si yéenekaay yi daan si ànd si njeexteelu xibaar yi ak Assane Top mbokk spectateur téléspectateur yu ITV di leen dalal jàmm seen xibaaru benn waxtu yi ñu koy tàmbali ak taw bi naka noonu ñi nga xamante ni dañuy yëngu ci wàllum napp ndax taw yi dañu leen sonal ak changement climatique yi ñoom sax nee nañu mbir mi gaa dina am ay gàq-gàq yi nga xamante ni dañ koy faral nemmeeku si seen boobule liggéey waaye ñu ngi rafetlu taxawaayu météo si nga xamante ni xibaar yu mu leen di jox ñu mën a moytu. fekkee ni dafay taw ki nga xamante ni moom moo di Pape Daouda Faye dem na ca Soumbédioune amal si reportage ñu teewlu ko. jamonoy nawet napp gi moom am ay jafe-jafe ci jamonoy taw ji ñu yëngu ci napp ji bokkuñu gis-gis jamonoy nawet bu ñu sukkandiku ci Moustapha Kébé dem géej ci jamonoy nawet ma ngay aajo ci jaww ji bu ñu sukkandiku ci moom la gilet sauvetage ma ngay woy ba léegi di am na ko bañ. nawet moom dafa nekk période boo xam ne. bon da ngay dépendre ci climat bi rek pour mën a dem géej mais am nga suñu borom moom mooy borom climat bi borom jaame moom moo xool lu ko neex rek mu def ko lu mel ne tey jii man mi di wax ak yow personnellement man tey dama décision pour dem géej mais bi ma ñëwee bon climat bi favorable woon ci man te effectivement mujj ma dem mais man damay jël sama propre responsabilité man fu ma ñëwee su ma xoolee climat bi arrangé wu ma wala kiiwul damay toog bu ñu dem aussi dinañ jël ay gilet mais pas comme tout le monde am na ñu koy jël am ñu koy bañ a jël. la ko sorwul dara as jëli toog ci wetu gaalam di xool nappkat yi di débarquer moom mi ne dafa demoon géej ci suba si gannaaw la jaww ji soppeeku li ni mel àndul woon ak benn yoon ak napp ji nappkat bi na ngay rafetlu bu baax information yi jóge ci météo yi. nawet moom dafa nekk loo xam te neexul calcul la ba mu jeex parce que booy xool taw bi fiy jóge ci suba temps bi baaxoon na bi ñuy ñëw ci bëccëg bi nii dafa amoon benn ngelaw bu bëri ànd ak taw bi ci géej bi. yenn gaal yi mën nañ cee def soog boo gisul ko soxal nataal mooy yenn cas yi ngay dégg ci géej gi tamit information météo yi mu ngi daw parce que boo xool bii ñëw nii tàng bi tey ni mu demee nii tey dafa lancement nii rek mais météo joxoon nañu comme naka samedi bi ak dimanche bi gars yi ñu ngi koy bàyyi xel bu baax. la ko sorewul dara Abdou Wahab Diallo di xool na muy demee ci bile plage mareyeur bi mu ñëwee xamal ni jamonoy nawet bi dina gàllankoor seen i njaay bu baax. boo ñëwee ci géej gi. bu tawee jën yi day gën a cher parce que bu ñu doon jaay 10 000 20 000 la ñuy mujj jaayee comprendre te ñi ngay jaayaat ci biti duñ mën a comprendre loolu comprendre nga géej gi moom sax tawee day xaw a metti jën day manqué parce que mool yi duñ dem géej quoi moo tax day am ay difficulté yoo xam ne après day metti ci ñun daal ñun ñi nga xamante ne dañuy jëndaat ci gaal yi di dem di jaayaat. si jamono jooju moom nappkat yi ànd ak dal bu baax. si jamono nawet ñoom ñu ne ñoom ñuy xamal ni taw bi nekkul la leen jaaxal
waaye ngelaw gi moo leen di gën a jaaxal naam dinañu déglu information yu jëm ci jaww ji pour mën a wéyal seen liggéey. Pape Daouda Faye ji la jaajëfal bu baax a baax ñu waxaat ci mbirum li jëm ci wàllum trafic de passeport diplomatique ki nga xamante ni moo fi nekkoon gouverneur di Mbagnick Ndiaye nekk administrateur civil de classe exceptionnelle di ñaawlu bu baax a baax situation bi nga xamante ni biir mi moom la coow li wala moom la juddee mu soxal ñenn ci membre Y'en a marre ak tamit ñaari député yu nekk ci assemblée nationale Mbagnick Ndiaye ni passeport diplomatique du ku nekk moo ko war a am kan moo ko war a am waxtaan na si ak maam Abdou Kassé si téléphone ñu teewlu ko. passeport diplomatique gouvernement Sénégal moo koy defar par le biais du ministère des affaires étrangères moo koy délivrer it sous le contrôle du président de la République par le même ministre des affaires étrangères. C'est les diplomates de carrière, le ministre, son directeur de cabinet, éventuellement son chef de cabinet. ñooñu am nañ droit au passeport diplomatique. En dehors de cela, tous les ministres du gouvernement am nañ droit au passeport diplomatique. En dehors de cela, le bureau de l'Assemblée nationale, je dis bien le bureau, pas toute l'Assemblée nationale, le président, les vice-présidents de l'Assemblée nationale, le secrétaire général de l'Assemblée nationale, foofu la catégorie ñi am droit passeport diplomatique yam. Après maintenant, il y a les représentants du ministère de la Justice, le président du Conseil constitutionnel, le procureur général, le procureur de la République n'a pas droit au passeport diplomatique. C'est le procureur général, le président de la Cour suprême et le président du Conseil. Maintenant, passeport diplomatique dañ koy jox ay catégories sociales yoo xam ne bëgguma leen lim mais ñooñu bu ci doxi mission boo xam ne pour réew mi tax la waaye nag foofu la pagaille bi jógee justement parce que foofu la n'importe qui di jóg dem uti passeport diplomatique pour doxee ay soxla boppam ba tax passeport diplomatique Sénégal jaratul dara ci àdduna bi c'est dévalué mbirum passeport diplomatique yi nañuy dese nii ba tey ak li nga xamante ni moo di waa mouvement Y'en a marre ndax gis nañ ku si mel ni Simon ak kilifa yoon daf leen teg loxo di leen déglu xool tamit mbir mi ñoom ndax laal nañ si wala laaluñ si loolu yoon dina leeral moo tax ñu def taxaw seetlu laaj sénégalais yi nan lañ gisee taxawaayu mouvement Y'en a marre mouvement Y'en a marre ku ko wax sa xel dem si élection 2012 ak tamit élection yu fi jàll seen engagement bu ñu amoon sénégalais yi ndax ñu ngi gëm mouvement Y'en a marre am déet Mamadou Dieng amal di si reportage ak Seydina Mbaye ñu teewlu ko. ci allée du centenaire piétons yi marchands ambulants yi ñoo bokk yoon yi ay boutique wër xàll wi Ibrahima Ndiaye toog ci biir otom di waaj a dem ay membre Y'en a marre ñu joxoñ leen ci trafic passeport diplomatique commerçant bi am ci mbetteel. man nag wax dëgg yàlla mouvement yooyu man musta dal sama xel parce que dama jàpp ne ñoom ñoo ñu di xeex seen bopp la ñuy xeexal. mais xeexuñ pour sénégalais dañuy wax nii rek mais seen intérêt personnel moo tax ñuy xeex man sénégalais buy xeex pour réewam pour man nga bañ a nekk si tali bi di sànnante xeer dóorante mais li war sa réew xam nga ko mooy nga xëy fajar liggéey. Ibrahima Ndiaye wute loolu gis-gis ak piéton bi. waaw Y'en a marre li ma xam ci ñoom seen kaas ak seen li ñu wax yëpp njariñu askan wi lay doon waaye gis naa tamit njaaxaanaay la dal li ñuy kaas yëpp pour askan yi loolu la ñuy kaas daal pour man waaw. voilà daal amu ci ñoom benn lu ma leen di balaamee baal parce que li kaas yëpp njariñu réew mi la. mouvement Y'en a marre amatul engagement bu mu amoon ci gis-gisu Cheikh commerçant bi yor boutigam fu soriwul rond-point Gibraltar moom mile ci ay kàddoom da doon participer ci ay manifestation Y'en a marre waaye loolu dakk na. mouvement Y'en a marre wax dëgg yàlla bu ñu tàmbali moom amoon nañu ci ñoom yaakaar quoi parce que daan nañ xeexal réew mi. daa na gis yu bëri ñuy xeex ñun ñuy dem man sax dama doon dem di leen fekk monument fu ne fekk naa leen fa pour ñuy xeex mais wax dëgg yàlla ñu dëgg moom am nañ ci mbetteel trop vraiment waaw ndax affaire kilifa bi dafa leer pour man dafa leer parce que lii amul lenn loo xam ne dañ ko ciy weddi parce que loo xam ne la vidéo bi mi ngi daw ci man si anaw ci réseaux sociaux yi mais daal vraiment nekk na loo xam ne moom ñaawloolu lañ ko trop ba ñaawlu yam parce que ñun ay citoyen lañ wax dëgg yàlla loolu moom du seen jëf waruñu ko woon jëfe quoi non pour léegi moom wax dëgg yàlla man gëmatuma leen quoi man. gannaaw kilifa Simon ñu teg ko loxo ci passeport français bi mu jël jox ko keneen daanaka daf ko luwee ci $2 millions kilifa ak Simon jamono ji nekk ci loxo yoon ñoom ñaar ñu garde à vue leen. Mamadou Dieng di la jaajëfal bu baax a baax ñu ñëw si tolluwaayu
mbas bi tey jii rek si xibaar yi nga xamante ni waa ministère de la santé jox nañu ko dem si ajuma ji ñaari nit ñoo si ñàkk seen bakkan ba fi tamit lu jëm ci wàllu mbas yi ba fi mbas bi tàmbalee ba léegi ñaari fan mars atum 2020 junni ak juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñetti doomu aadama ñoo si ñàkk seen bakkan tey jii si samedi bi ñeent fukk ak juróom-ñeent ñoo si am cas positif. juróomi téeméer ak juróom ñoom am nañ si tan ñu ngi wér bu baax a baax si su nga xamante ni ñoo nekk sous traitement toll nañ si juróomi junne ak juróom-ñeent fukk ak benn dem rek si ajuma ji ñi nga xamante ni ñàkku nañ toll nañ si 31 000 wala tamit 3199 ñetti junne ak téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent. leneen lu ñu waxtaanee ci wàllum xibaar bokk na si tamit lu jëm ci wàllum njëg yi ginnaaw ba waa ministère du commerce et des PME petites et moyennes entreprises gi dañ arrêté wax commerçant yi nañu wàññi prix yi bàyyi prix yi yokk mbir mi ndax ñoom ñu ngi koy respecté ginnaaw ba waa contrôleur ba xamante ni contrôleur économique yi am na ñu joxoñ baaraamu tuuma ndax ñoom respecté wuñ lu ne mel taxi yi tamit fan la toll. ki nga xamante ni moom moo di Lamine l'Islam Daffé amal na si reportage ca marché Gueule Tapée. yokkuteg njëg yi amul coppite ba léegi. mu ne te kilifa yi jëloon nañ ay jéego ngir wàññi dund gi. bagage yi daal yi wàññiwul daal moom dëmb laa jënd sama butéel diwlin bi maa ngi ko jëndee 24300 waaw te damaa wax ba sonn waa ji teggal ma dessin dafa ne 24500 ma jënd ko 24300. loolu laa jënd butéel diwlin 20 litres bi saako ceeb bi ñu ko jaayee gars ñu ngi koy jaay ay 18000 kii 18700 saako ceeb bi 50 kilos saako suukar bi mu ngi jar 30500 wala ñeneen di ko jaay 31500. muy situation boo xam ni aajuwul ci ñoom Mamadou Alpha di ñu xamal ni njëg yi amul coppite ci grossiste yi. waaw mais xam nga dañuy naan ne borom bitig yi ñooy yokk affaire yi fekkee du borom bitig yi ci la grossiste yi ñoo koy ñun dañu naan ne grossiste yi ak yi noonu la ñuy demee. ñenn ñi njëg yi nguur gi digle la ñuy jaayee. vraiment ñun ñoom lii moom ñu ngi koy def ñu ngi koy appliquer tam vraiment au niveau du marché de la Gueule Tapée. ci waxtaan wi ñu amaloon jagleel ko ci dund gi jëwriñ bi ñu dénk njënd bi ak njaay mi fësal fa ni njëgu suukar diwlin ak ceeb dana wàññeeku waaye ay bés gannaaw njëg bees yi ñenn ci ay commerçant soloowuñu ak moom ba léegi. Lamine l'Islam Daffé di la jaajëfal bu baax a baax ñu jóge Gueule Tapée nag fii si Ndakaaru dem ca Ziguinchor dëkk bu ñuy wax Ëjëmat foofu nag askan bu fa yeewoo ñoom nee nañu amuñu ndox amuñu courant poste de santé sax amuñu ko moo tax ñu amal lu ñuy wax assemblée jëm ci wàllum tolluwaayu seen village ndax li ñu mel ñu ngi amal ñeent fukki at ba léegi amul luñ ko boobu la dëkk dara amu fa si seen gis-gis moo tax ñu ngi sàkku si njiitu réew mi mu amal fa ay infrastructure yu mucc ayib Assane Ba. malgré position géographique bu baax bi mu am village bu Ejapman nekkee ci kaw boucle du Boulouf bi diggante Tenduk ak Thionck-Essyl mu ngi dund ay jafe-jafe yu métti gox bi daanaka dara amu fa. mais lu ñu manqué instant bi amuñu ndox te ndox courant buñ ko amul mën na créer yeneen problème électricité du tey chaque année dañuy wax non nañu poteau yi installé nañu suba day tàkk ba tey kenn gisul courant. poste de santé également am nañu problème boobu ici le centre de santé fu mu ne mooy Thionck-Essyl à peu près 8 à 9 kilomètres d'ici. jafe-jafe yi nag ñu ngi ko xam ne ci bés bu njëkk bi nga xamante ne ñu ngi doon amal seen congrès village bi nga xamante ne mu ngi boole rek ñetti quartier yu Ejaamat li leen tax a jóg rek mooy boole doomu village bi yëpp ngir ñu mën a xalaat ci nan la dëkk bi mën a sukkaliku bi waxtaan yi jeexee nag am na benn appel bu ñu jagleel ci réew mi. le président Macky Sall Djigoj Ejaamat bi nga xamante ne man la ñu jox kaddu bi ma jàkkaarloo ak caméra yi. village bi nee na nga fexe nga jàppale ko ci quoi. électricité poteau yaa ngi nii électricité ñëw na ñu ne transport bi ñëw na lan moo des volonté politique. mu nekkoon pare édition bi li président conseil départemental bu Bignona xamle na ne rek li askan bi laaj war la te xamle na ni léegi mu saafarawu. village bi dafa soxla lu ñu naan électricité parce que Macky Sall moo communalisation universelle baax na da koy accompagner service de base mooy ndox il faut que ndox ñëw mu am électricité. mais aussi ñu mun ko accompagner santé bi éducation bi. tey ñu ngi installé poteau lampe yi ak fil yi
je crois que si fan yu néew si ay semaines yu néew xam naa ne bu Senelec jaaree pour def dernier réglage yi lamp yi dëkk bi dina takk te ndox mi na am te loolu dina concourir pour développement bi. ginnaaw désenclavement zone bi ak tabax bi nga xamante ne tabax nañ ko boucle du Boulouf te mu nekk benn bijou bu mag village bu Ediamane nag dafa bëgg am ay infrastructure sociale de base ngir mu mën a sukkaliku. Assane Ba dañuy dellusiwaat fii si Ndakaaru dem sa Géejawaay ñax ñi nga xamante ni moom di section féminine di yëngu ci wàllum personne handicapée ñoom lu jëm ci wàllum carte d'égalité des chances ñu yemoon ñëpp loolu soxal na leen moo tax lu jëm ci wàllum loi d'orientation sociale jàpp na ni mbir mi foog mu antu Mamadou Lamine Fati moo teewoon seen ndaje ba ñu teewlu ko. fexe ba li nga xam ne mooy jëm ci wàllum aar àq ak yelleef ñi nga xam ne ñooy dundee laago ba li nga xam ne ñi nekkee ci section féminine bu fédération nationale ñi nga xam ne ñooy dundee laago ci Sénégal dinañ ko def seeni mbir ki nga xam ne moo jiite direction promotion ak protection ñi nga xam ne ñooy dundee laago di dellu siwaat ci tolluwaayu kuréel yi nga xam ne teg nañ ko ngir aar wayu laago yi. loi d'orientation sociale na bu ko wax daa bëri ay banxaas ay jumtukaay si biir jumtukaay yi bokk na ci lu ñuy woowee fonds d'appui aux personnes handicapées actuellement ay comité ñu ngi def liggéey bu mucc ayib pour fonds boobu pour defal texte bi ko war a taxawal mais waaye tamit am na beneen jumtukaay si biir loi bi muy carte égalité des chances xam nga ne carte égalité des chances jumtukaay la bu xarañ boo xamante ne day dimbali waylaago bi mu mën a jot ay àqam ak ay yelleefam tey Sénégal defar na 67 192 carte égalité des chances carte boobu nag bu ko waylaago bi amee dina mun a dimbaliku ci ay xeetu ndimbal yu am solo ndimbal yooyu am na ci li ñuy woowee la bourse de sécurité familiale tey am na 25 614 waylaago yu am carte égalité des chances yoo xam ne am nañu bourse de sécurité familiale waaye carte bi tamit boo ko amee mën nga si faju si statistique am na 24 728 waylaago yu am carte égalité des chances yoo xam ne ñu ngi faju à travers les mutuelles de santé dans le cadre de la couverture maladie universelle carte bi aussi dina la permettre nga accéder au réseau de transport ñu bëgg nag baral yeneen xeetu ndimbal yi nga xamante ne dañ ko tënk si carte bi suñu bëggee wéyal fépp fu mu doon li nga xam ne moo jëm ci wàllum protection sociale nit yi nga xam ne ñu dundee laago fokk ñu tàggat leen ci wàllum xam-xam li mu mel lu Oxfam xam. si ñun tamit da ngay gis ñoo xam ne xamuñu lu loi bi wax xamuñu aussi tamit lu nekk si biir convention bi donc tey moo waral tey appliqué bii pour gën leen koo mun a taataajal gën leen koo mun a daggatel pour ñu gën koo comprendre su ko defee ëllëg ñoom bu ñuy def plaidoyer si biir mbedd mi wala dara wala si public beeg yooyu ñu mun ko waxtaanee. ci ñaari fan dinañ tàggat ñi nga xam ne ñooy jiite ay wayu laago yi ci lépp loo xam ne mu jëm ci dëgëral àq ak yelleef ñi nga xam ne ñooy dundee ab laago rawatina ci loi d'orientation sociale bi nga xam ne mu ngi jëm ci wàllum projet bi nga xam ne ñu ngi ko tuddee initiative PCV atum 2021 ak atum 2022. xibaaru bitim réew dañ koy tàmbalee dem ca Guinée Conakry ginnaaw bi nga xamante ni Alpha Condé lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya daaneel na nguuram gis ay image yu njëkk ginnaaw ba nga ko renversé ndax waa délégation bu CEDEAO ñoo amaloon foofule mission ca Guinée Conakry boobu la délégation nag di rafetlu bu baax a baax li ñu fekkee Alpha Condé ñu ni wér-gu-yaramam amul lenn lu si gàkk-gàkk boobu délégation ñu fàttali ni ay ministre des affaires étrangères yu jugee ca Ghana Togo Burkina Faso ak Nigéria ñoom ñoo fa demoon moo tax dem si vendredi bi nañu ñibbi ñoom tamit boobu la délégation daje naan ak colonel Mamadi Doumbouya mi jiite comité national de redressement et de développement bi nga xamante ni moom moo nekk caw ci bopp bi ci kaw Guinée Conakry. leneen lu fës si xibaaru bitim réew ku ni fukki fan ak benn si weeru septembre atum 2021 waaye foog sa xel dem si fukki fan ak benn si weeru septembre atum 2001 ginnaaw attentat yu doy waar yu amoon ci États-Unis moo tax tey jii ñu ngi ko doon fàttaliku bu baax a baax di amal minute de silence di tamit ñaanal ñi nga xamante ni ñàkk nañ seen bakkan ñu fàttali lu mat ñaari junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukki doomu aadama ak juróom-ñaar ñàkk na seen bakkan. Joe Biden di njiitu réew mi moom moo présidé boobule cérémonie am ca Ground Zero nekk ca Manhattan. ñu egg si xibaaru tàggat yaram lu si gën a fës moom moo di liste bi nga xamante ni moo jëm ci wàllum afro basket féminin bi nar a am
ca Cameroun fukki fan ak juróom-ñaar ak jàpp fukki fan ak juróom-benn ci weeru septembre bi ñu nekk lu ñu nemmeeku nag moom moo di sélectionneur bi di kii nga xamante ni moom moo di Moustapha Gueye dafa am ay coppite ay changement yu mu indi ndax Maimouna Diarra léegi si fukki joueuses yi ak ñaar la bokk moom moo remplacé ailier bi di Anne-Françoise Diouf. Moustapha Gueye ni mbir mi nag lu ko waral mbirum tamit tàggat yaram moo waral li nu mel ndax jàpp na ni si séance d'entraînement yi dafa jotoon lépp lu jëm ci wàllum secteur des intérieurs ñu indi si ay coppite laata ñuy dem ca Cameroun maa fàttali équipe nationale bi nga xamante ni moom moo di féminine jëm ci wàllum basketball dafa fas yéene bokk ci boobule afro basket fukki fan ak juróom-ñaar jàpp ñaar fukki fan ak juróom-benn su weeru septembre atum 2021. ñu yegg si article de la semaine ñu leen ko doon junñi sànq mooy situation bi nga xamante ni moo am ca Guinée Conakry Alpha Condé ginnaaw ba mu daanoo yéen kaay bi di Le Quotidien si xalima Mohamed Gueye nekk directeur de publication bi jàpp ni variant alpha jeex na tàkk ca Guinée Conakry lu tax mu ni variant alpha dafa jeex ndax contexte bi ñu nekk muy contexte pandémie bi ak variant yi nga xamante ni daf si jalañoo ñu teewlu article de la semaine. Alpha Condé yeewu gu metti la yeewu dimanche ci suba ci yeewu Guinée ñu bett ko daaneel nguuram ku jiite li ni mel di lieutenant colonel Mamadi Doumbouya yéen kaay bii di Le Quotidien fësal si xëtam bu njëkk ni variant alpha jeex na. variant alpha bi xam nga boo Alpha Condé lu mu nekk daal nguuru Alpha Condé kenn mu doon wax ne non démocratie la woon pour ñun ñi nga xamante ne ñu ngi Sénégal. Alpha Condé daa mel ni beneen jàngoro boo xamante ne daal Conakry boo xalaate ne Guinée Conakry dafa bari ay problème jàngoro yu bari Ebola nga fa fièvre Marburg boole ci kii Covid-19 te Covid-19 dafa amoon ay variant alpha variant delta fu mu toll nii ci variant delta la ñu nekk donc ñun pour ñun dañu bëggoon méngaloo alpha ak variant alpha boo xamante ne bon militaire ou soldat ou guinéen yóbbu nañ ko léegi bon pour ñun dem Alpha Condé nekkul ne démocratie dugg na Guinée Conakry pour ñun dañu xool ne noonu benn variant moo dem léegi dafa am beneen variant bu ñëw boo xamante ne kenn xamagul variant bi naka la war a dem. ban variant bu bees la Guinée war a am sama naataango jàpp ni alpha dafa dem ba ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko doon jàppale ñu ngi doon doxalee am si woon benn yoon. li xew Conakry mun na xew feneen fépp fii ci Afrique de l'Ouest parce que ñun ñëpp benn problème bi la ñuy am mooy problème institution. ñu ne dañuy xalaat dañuy yaakaar ne non troisième mandat bi mu laajoon moo indi lii troisième mandat boobu lu mu wone mooy ne non président tey bu mun a taxaw jaxase constitution changer constitution bi def ko lu ko neex am beneen mandat li muy wone mooy ne non institution yu dëgër am fii li ñuy soxla ñun Afrique de l'Ouest ñun ñëpp li ñuy soxla mooy institution yoo xamante ne benn nit ñu am doole di ko changer di def lu ko neex bu ñu amee loolu ay coup d'état ay instabilité ay émeute bu mënu fi amati te moom la ñu ñaan même Sénégal loolu la ñu bëgg président boo xamante ne du mun a am doole du mun a am xalaat di changer constitution ngir am beneen mandat loolu mooy suñu ko. boobu le putsch CEDEAO ak Union africaine di ko naqar lu baax a baax li di wane ni Guinée ñuy xaara ni mu nekk si ay jafe-jafe yu doy waar instabilité politique bi tamit kenn demul mu des. boo set ba set réew yoo xamante ne dafa am stable dafa am institution stable si suñu sous-région bi barewul matul juróom
ci même boo xoolee réew CEDEAO 16 pays moo ci ne mais ñi nga xamante ne seen institution dafa am doole ñi nga xamante ne dañ def changement de régime alternance sans problème boo génne Sénégal ak Cap-Vert desetul lu bari moo di ne instabilité bi ba léegi mu ngi fi parce que institution yu am doole yu am solo amagul. bi le coup d'état ñëw si jamono ji nga xamante ni débat wu troisième mandat lëmbee na Afrique. nit ñi dañuy gaaw a fàtte mais ñun troisième mandat bi ñuy wax Sénégal Ablaye Wade bi mu laajte troisième mandat conseil constitutionnel mayoon naa ko sañ-sañ pour mu présenter wu Ablaye Wade demoon na ba deuxième tour donc li ko yóbbuwoon du troisième mandat boo seet du troisième mandat ko jëloon boo xoolee Alpha Condé bi ñuy wax troisième mandat Alpha Condé dafa changer constitution toog pour amat troisième mandat mais li ko dal léegi du loo xamante ne ci mandat bi la jógee ñu ngi demoon ba fàtte sax ne non Alpha Condé daa fi changer pour nguur leneen moo ko fi jël troisième mandat boo xoolee Alassane Ouattara mi nekk Côte d'Ivoire troisième mandat ko fekk mais déggoo fa coow ma ngi laal bant xamaguñu mais dañuy coow ne militaire a koy menacé du question bi yëpp du affaire troisième mandat question bi mooy institution yoo xamante ne bu ñu amee assemblée nationale bu am doole bu ñu amee cour de justice boo xamante ne magistrat yi mun nañu jël décision te appliquer comme bu ñu amee armée boo xamante ne daa xam place am ne non armée warul dugg ci politique problème du fi am ay troisième mandat wala quatrième mandat yaakaaruma ne loolu. Alpha Condé dem ba nekk Alpha bu Guinée suñ sukkandikuwee si suñ naataango bi nekk si journal Le Quotidien ci contexte bi nekk di contexte Covid-19 boobu le variant dafa bàyyi Delta Doumbia doxal. mu nekkoon article de la semaine ak Mohamed Gueye directeur de la publication bu yéenekaay bii di Le Quotidien beneen numéro article de la semaine samedi bii di ñëw lay doon incha allah ñu jeexalee lu gën a fës si yéenekaay yi ak Assane Top. visa ba la wala passeport ay kayit yu sottal ci wàllu ko tukki ni mu jëlaañu ci réewum Sénégal guddi ñu toll ma ngay wéy di am xel yi ak it nag la ca laxasu ci wàllu ko nju njàcc loxo yi muy jaar rek fa nga xam dana fa yegg tamit lépp doon loo xamante ni lu lëndëm loo xëy nañ ko may xel mboolem yéenekaay yi ñu xëy ndul ci Ndakaaru Njaay capitalu Sénégal laas yéenekaay daal di toppandi enquête bi nga xamante ni waa dig daal na ko cay ubbi ak ñaari bopp yi ci daal di wadd mu di Simo ak Kilif yéenekaay gi ne attaque jàmm nag lañ leen di jàllale ci parti ba gannaaw seen garde à vue ndekete nag waaye yaana maar du rek ci wàllu ko visa ak it nag ay passeport diplomatique la ñu labaje ko toppale ba ci càcc ko oto tamit doon na loo xamante ni le seen jib na ci ndax it nag ka leen ñetteel doon caat ci loole la ñu ko daal di déglu ba noppi daal di ko bàyyi mu ñibbi laata ñi koy wooluwaat ba lépp mën a leer nañu ko may gët ko nopp ak lan lay teg ci loxol askan wi su fekkente ne rek ba léegi ni sili mënul leeral wàllu ko visa ak passeport diplomatique yi nga xamante ni turam daal na ci jib mu di Boubacar Biaye ak naataangoom bi le doon Mamadou Sall ñi nekk ay borom mbaxana yu kawe ca pencum ndawi réew mo yi ni kay gi di suux sa mel ni ku naan ndaxam sax bu ñu ko toppee mu dal yeneen ni kilifa ak num ci man di doon daal moom Boubacar Biaye dénkaane na boppam ci yi ni kay gi di suux sa la mu ci njëkk xam le weesu wul ne wàllu ko déglu gi ci moom la ñu ko njëkk def ni ki talaata waaye nag lu jëm ci ne daa war a wasaare ay xibaar yëf yi demeewul noonu bu weesoo bamelu biir bam ci war a am daa laaje ko néggandiku mu dajale tamit lépp loo xamante ni moom moo di wàllu ko xibaar ngir rek mën cee létt ba mu firi ci askan wi mu war a wax ak ëllëg ci biir ba mën a ragab daram final set moom atu politique bi lay doon yéenikaay gi du Sud Quotidien ay coalition yuñ fi tëgg ku jéeg politique yi ñoo ci daal di tàkkatoo def seeni say ngir rek mën a dékku nguur geek dangaram ak lañ fi dëgmal ci wàllu ko élection ñel jogoon tey palum njiit yi ci gox-goxaan yi yéenikaay gi di Sud Quotidien ne ak tàkkarnaasi nag lañ ci daal di nemmeeku waaye nag soriwut ak bërëb bu keek mbam ndax it nag wàllu ko naxante mi ngi ci biir Ibou Sané chercheur bi ca université Gaston Berger gu wàllu ko Ndar
leer ne nag politique wala ko coowloo moo koy dundal kon ku ci noppi rek dañ nga ci géew bi ay élection locale yu nar a dem ak ay coalition yu sakkan lool Le Quotidien yi ni kay njàngatam ba mu fesal ko ci xatamu njëkk dem na ci ne ku jëkk politique nag ña ngay def lu ñu mën rek daal di booloo waaye nag dara sotteegul ci seen biir bokk na ci les sam seenu ko féewlu ñaare ñàkk wóolu wante ndax Yewwi Askan Wi moom boobale coalition du mujj ci Yewwi Askan Wi nasu ko fi nag lu sotti Les Échos yi ni kay ne Thierno Bocoum lépp lu ñu tabaxoon toj na ko Ousmane Sonko ak Khalifa Ababacar Sall la jàpp ne lu jig njàkk te njàkk ñoom la nag ñi ngi doon tëgg loo xamante ni naam am na solo waaye nag mooy nañu yoon woo teggi ko jaar feneen li day doon loo xamante ni mënul sottal lenn ci boobile coalition bi leen war a takkee ñoom ko jëkk politique yi ba tax mu daal di ci seppeeku weer lay ay mbóot ci googele kuréel doon say wi nga xamante ni moo war a yóbbu ko jëkk politique yi ci élection locale yi ñu fi dëg mën beneen ëpp arène sàjj na ci lamb ji la ab laaj nag la ci sunu lomb xi daal di dégtale ana kañ la jàkkaarloo bi ci diggante Ama Baldé ak ki nga xamante ni moo di Modou Lo ginnaaw ñaari at yoo xamante ni li taxawal nañu boobele combat seen face to face bu njëkk bi yema woon ak juróom-ñaari fan ci weeru avril mu jutoon sotti ngir la ci laxasu woon ci wàllu ko coow ka fitna ca barab ba ñu ko namoon a amalee sunu lomb yi ni kaay ci geneen wàllu gu ne beneen ëpp combat bu nar a tax suuf mooy bi dox ci diggante Balla Gaye numéro 2 ak Boy Niang 2 jàpp ko ñeenti fan ci weeru avril ci atum 2022 mu yemook weeru koor lamb nag cosaan la waaye gisaguñ koor gu ñu dogee ci arène nationale ci jël wala ndam. Assane Top ñu la jaajëfal bu baax a baax mbokk téléspectateurs yéen tamit ñu leen di jaajëfal bu baax a baax amuñ seen fay mu nekkoon xibaaru benn waxtu yeneen jotaayu xibaar 18h45 lay doon ci wolof ak Cheikh Sall 19h45 ci français ak Oussama Monique Sagna jërë ngeen jëf ñu yenn si jàmm ba beneen yoon.